jël pause. waaw tegal biir bi. xaaral xool ma jox suuna de. jël fee rek. jox biir bi da koy génnal waay jox biir bi waaw génnal. non lan boy. amin waay amin. nga teg ci ab usine de transformation jëm ci wàllu lépp luy ay produits yu mel ni ay bisaab ak yu mel nga xamante ni dañ ko war a nag valoriser li nga xamante ni fii lay meññee ci suñu suuf ci Koungheul ay doomu Koungheul war cee liggéey ay doomu Koungheul war cee jàpp ñu indi ko nag sànni ko fii tey DG moom mooy Djibo di seen xarit di seen doom di seen leader di koo xamante ni dafa tàllal loxo képp koo xamante ni da ngay yeewoo Koungheul nga ñëw jàppale ko indi ko ba fii sant ko. waaw ak li nga xamante ni kon moom la ñu ñëw si fii ak lan moo ko sabab ak lan moo ko wóor DG ñu bàyyi sama xarit sama doomu ndey sama rak El Hadj Alé Ndaw nga xam ne dama jóge fii nii dem seeti ko Lyon bu mu nekk gëlëm mu teral ma teral mu mag a mag may ñëw Sénégal mu ñëwaat fii encore ñëw assister sama conférence bi mu doon la wax ne dafa sonn day dellu Lyon mais dafa continuer waat mu ñëwaat fii nii ma ci profité di ko sant bu baax a baax di ko remercier nit ku bëgg dëkk bi la nit ku bëgg Koungheul la nit ku bëgg Sénégal la à travers li mu def moom dama koy faral di wax man maa ko mag même moom la jiitu si politique fii au niveau de Koungheul yàlla def na ne dafa doon ànd ak benn kilifa ñuy politique kilifa boobu ak suñu kilifa ñooy ànd léegi moo tax ñu gën a rafet ñu gën a ñëw àndaat fii nii xam naa ne sax ne comme ni lu ndaw la woon ñu ko bëggoon a teel a def ñu jóge fii dem yeggale liggéey bi fële dina jël parole bi foofu dina gën a mën a wax pour xool suñu position ñun ñëpp mooy profité waale aussi di nuyu sama papa Adji Seck ñu ngi ñuy taxaw honorable député Adji Seck mu ngi nii moom tamit sama papa sama benn kilifa sama papa sama xarit moo ñëw woo ma dama kii sa bàyyi la dama ngeen ànd ngeen liggéey moom tamit mu jël ma teg ma comme mu def doomam du def lu ma woo lu nekk dafa may yëgal même bi may ñëw fii nii sax des fois ñu bëri dama koy fàtte mais dafa taxawaayu bàyyi ma koy sant di ko gërëm di ko remercier ñeneen ñi des nag ñu sama ñoom papa laaj tuddee li ma koy faral di wax ba ci démb dañu am benn docteur boo xam ne ñun ñoo doon jàngal moom Grenoble te ñuy def thèse si ANACAM dama ko doon ree ak tubaab yàlla chaque jour dama ko doon xool di ko ree dafa nit ñi di jàng ay science di jàng ay mathématiques yow ngay dem di jàng ay darkase mu nekk ci docteur ñu ngi Côte d'Ivoire ñu def ko directeur foofu noonu directrice actuellement Côte d'Ivoire soo jëlee Afrique yëpp moom moo si jiitu si wàllu defaraat jaay darkase moom moo ko waral sama yaay bii nag moom daf ma wax mu ne ma soo demee si dëkk ñu bëgg a développé leen da ngay wër ñuy liggéey ci liggéey boobu loolu yëpp nga dajale leen nga boole leen nga mën a defar li nga bëgg pour que dëkk boobu màgg dëkk ba développé fii ñu ñaan yàlla si barke yeneen tur bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii mu dem ba nekk usine bu mag a mag xale yu bëri di fi liggéey waa Koungheul yëpp di ko jëriñoo
parce que loolu moom mooy joxe liggéey bi xale yoon li si des dinañ ko wax fële loolu laa amoon lu may wax di leen sant di leen gërëm sama militant yi sama militant yi sama mag yi ñoom sama nijaay Sall waaw sama xale yooyu ñu fi nekk ñëpp su ma doon liggéey dañuy continuer di yàgg ñoom Thiamas ñoom Wawadama Ousmane Thiaw daal di ko sama baat ci kaw dëkk bi suñu dëkk la wala wala donc nag tey ñu jëloon rek encore une fois ba fàttali waa Koungheul xamal leen ne leen dëkk lu mu soxla mooy njub dëkk lu mu soxla mooy xam-xam pour mën a dem ci kanam te njub ak xam-xam mooy ñaar yi nga xamante ni moom lañ gën a ràññee Mamadou Djigo te tey yaakaar naa ni jot na ko def ci Koungheul te Koungheul dégg ko dara donc nag yaakaar naa ni Koungheul dafa jot pour que ñu xoolaat bu baax xam ñi nga xamante ni ñooy jëriñ dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy jëriñoo dëkk bi tey nag Mamadou Djigo nekk ki nga xamante ni moo taxaw temm ngir jàppale président Macky Sall ngir mu jëlee Sénégal ci ndóol bi mu nekk fii écran bi boo leen ko xoolee di ngeen ko gis nii mu ànd moom ak Ousmane Tanor Dieng ak président Macky Sall nga xam ne mooy semaine bi ñu génn mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne def na ko le président sollicité ko ci kanamu Sénégal ci kanamu communauté internationale bi yëpp loolu nekk fierté waa Koungheul yëpp di ngeen xoolee di ngeen gis lii de Koungheul dañ ko tabax xale yi nekk fi di grève suba ak ngoon parce que lycée bi amul woon taawu sax lycée bi équipé wuñ ko woon Mamadou Djigo yaakaar naa photo yaa ngi nii ci écran bi bu ngeen ko xool yéen doomu Koungheul yëpp Mamadou Djigo boo dem ñëpp ñëw équipé lycée Koungheul andi fi taawu sax andi fi matériel scientifique boo xam ne mu ngi jar 30 millions pour élèves yi mën a dem jàng loolu ku nekk mën nga ci teg sa bët laaj leen ko seen doom yi ñu ngi dem lycée chaque jour xam nañu Mamadou Djigo moo ko defal waa Koungheul donc loolu mooy ki nga xamante ni mooy jëriñ dëkk bi te du jëriñoo dëkk bi parce que ba fii ñu toll nii Mamadou Djigo Koungheul dénk ko dara loolu il faut mu leer bu ñu demee ci hôpital Koungheul bi mu xool xam ne ordonnance yu bëri ñu ko doon andil ay nit yu amee jabet la woon Mamadou Djigo dem ut ay centaine appareil glucomètre andi ko yóbbu ko ci hôpital Koungheul bi photo yaa ngi nii ci écran bi ku nekk boo xoolee di ko gis mu jàll yaakaar naa ne loolu tey ku dem hôpital bi Koungheul Mamadou Djigo teg na ko fii ngir dimbale ko malade yi nga xam ne ñoo am cancer donc képp ku ko jëriñoo ci doomu Koungheul ci hôpital bi Koungheul xamal ne loolu Mamadou Djigo moo la ko defal te de Koungheul dénk ko dara loolu dafa am solo ñu xool appareil bi nga xam ne mooy oxygénateur pour jigéen ñi nga xamante ni ñooy mucc
dañuy am wàllu bu jafe-jafe ci noyyi loolu moo war a jóge moo ko réglé appareil buy jar 40 millions mu yóbbu ko fi nga xam ne mooy hôpital bu Koungheul loolu ku nekk mën nga ci teg sa bopp parce que lu kenn mën a weddi leneen li ñu bëgg a wax mooy tey jii nii yéen waa Koungheul yëpp jot na ngeen xam ni Mamadou Djigo def na pose première pierre maanaam teg na xeer bu njëkk usine bi nga xamante ni mooy usine de transformation bu Koungheul loolu nag c'est une première donc tey mu nekk loo xamante ni jigéen Koungheul dinañ ci mën a jëriñoo dans l'avenir xale yi Koungheul jeunes yi dinañ ci mën a am liggéey loolu nag le président Macky Sall soxla pour que Sénégal mën a jëm ci kanam kuy jàppale président Macky Sall da nga koy jàppale pour jigéen ñi am liggéey kuy jàppale président Macky Sall da nga koy jàppale pour jigéen ñi mën a am liggéey da koy jàppale comme ni ko mën a jigéen ñi defee indi 32 groupements féminins ci Koungheul financé leen yaakaar naa ne loolu tey Mamadou Djigo def na ko waa Koungheul jëpp waa ko wax gàcce ngalaama donc encore une fois Koungheul jot na yéen xam ne ki nga xamante ni tey moo taxaw pour réaliser rêve bi nga xam ne président Macky Sall am na ko ci Koungheul mooy Mamadou Djigo te loolu ay frais moo koy wane jëf moom bu ñu kenn mën a weddi ku nekk mën nga ci teg sa bët donc waa Koungheul Mamadou Djigo ngi noonu yéen ngi noonu yaakaar naa ne li ci kanam mooy dàq Mamadou Djigo ngi nekk ànd ak son frère dama ne ceebu jën bi avant ñi dañuy xool dañuy mitin. allo allo allo. loo mën nag defal fii boo ko deful fii feneen boo ko def dafa saf ku ma tàcc El Hadj Aliou Ndao yàlla bul gàtt fan. tey préfet maa ngi lay gërëm de dama ne vérifié si vérifié yaa ma oo téléphone. dañuy balaa ñuy wax ci problème bi daa bëgg ñu fekk bu ñu xool seen gën mu am yërmande dindi projet yi jigéen ñi liggéey jeunesse bi liggéey dama ne yow bu la joxee dëkk bi nga teekul sa futu ba animateur man ko yàq tànn sama wax dama ko tubaab maam yàq
gaaw parce que dafa guddi bu ñu paree ñu jox aussi ñi nga xamante ni suñu mbokk yeneen mbokk alpulaar yi ñoom it ku nekk gis ci boppam vraiment programme bi continuer animation bi continuer yéen ngeen xaar tuuti après ñu def إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بحول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ألم نشرح لك صدرك ولنهديك سبيلا فشرحك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ولنهديك سبيلا فشرحك لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وحق قدره ومقداره العظيم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñuy waajur di sant suñuy borom kër damay wax tey ci jigéenu ñi ànd ak jigéen ñëpp ñun ñu toog fi ñëpp tey damay wax ngir yéen ñun ñi fi toog ñëpp ku ci nekk da nga bàyyi sa yitte suba ba léegi te pourtant ñun dañu am ay jëkkër fii ñi fi toog ñëpp ay personnalité lañ dama leen wax ne Djigo dafa am chance parce que chance am mooy lan jigéenu Koungheul ñi am personnalité yëpp Djigo lañu àndal ñii fi nekk ñëpp dañoo am personnalité te Djigo lañu àndal ñuy ñaan suñu ànd ak moom ñu góorgóorlu ñu bokk ndey bokk baay gis nga ànd balaa neex dañuy bokk ndey bokk baay bis ni ki tey buñ fi jógee ñun ñëpp nañ bokk ndey ñun jigéen ñi bokk baay jàppale Djigo ba liñ bëgg si Koungheul ñu am ko yàlla ñu ko yàlla dafa ci barke Seydina Mohamed parce que Djigo mënuñ ko fay dafa nekk fii di doon xale bu loxom set xale boo xam ne soo ko gisee sax sa yaram dafay daw xale boo xam ne su wootee rek ñëpp génn lan moo ko waral personnalité bi fulla bi fayda bi ak am jom bi tey nag ñu am loo xamante ne bii dañ ko war a sante yàlla muy ñi nga xam ne muy Mamadou Ndaw mii toog ak El Hadj Ali Ndaw mii personnalité bu toll nii bu ñëwee fekk si ñu bëgg a jàppale Djigo yéen ñëpp da ngeen koy encouragé yéen jigéenu Koungheul tàccu leen bi loolu jàllee muy Zal Diko mii koo xam ne ñun dañ ko yàggoon bëgg Zal Diko personnalité la su bàyyee fi mu nekkoon ñëw ànd ak ñun dañuy sant yàlla yokku ci liñ ko santoon parce que ñun dañ bëgg Djigo ba ku ko bëgg rek ñu bëgg Djigo nañ leen ànd ñun waa Koungheul ñun jigéenu Koungheul pour jàppale Mamadou Djigo jërëjëf donc ñu jàll ci ki nga xamante ni moom mooy Awa Gueye ñu jox ko moom it kàddu gi mu waxtaan ak mbooloo maa ngi nuyu ñi fi toog samay yaay samay xarit samay tànn samay mag maa ngi leen ay nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant Mamadou Djigo maa ngi lay nuyu yow ak délégation bi nga àndal Alaaji Ndaw bu lett borom dugg man Ndaw Sandéna Ndiaye maa ngi lay nuyu yow yaa maam bee mooy sa yaay ma jàkkaarloo nag yow en face jàmm gën kër ma xam la bu wér barke Sëriñ Fallou Mbacke maa ngi lay nuyu di la jaar di wax ñun waa Koungheul di jigéen ñu àndal Djigo man foofu lay waxee ñun ñu àndal Djigo damay wax ne ñu am personnalité leen barke Sëriñ Fallou ndax xoolal ñun bu ñu yàlla xeñee ñii mbayu ñii wër na Sëriñ Fallou wax naa ko keroog sama yaay Ndeye Assou Ndiaye ndax ku ci mel ni Ndeye Sarr ku am personnalité la ba mu ñëwee si ñun yàggul kon neen ko tay ku dalal na la bisima la DG fekku la fi woon keroog waaye fekk na fi monsieur Sarr di leen wax ne dañoo am chance ndax Mamadou Djigo mii wala Yazim du sàcc du fen du jël lu mu moomul kon nañ ko jàppale fas yéene gañe jàppale ko mu gañe mairie bi ndax ku jëlul alalu président wóor na sëñ Bamba doo jël alalu mairie barke Seexul Xadim ndax ku naan du ma jël alalu président ndax ku ne xam na ne nguur lekk ak naan la waaye Djigo du jël alalu dërëm
alalu nguur gi duñu ko may kon biñ ko joxee suñu mairie bi am naa yaakaar ne ku lekk alalu nguur doo lekk alalu mairie. jigéen ñi pour jàppale Mamadou Djigo dem leen woo ji seen xarit yi woo seen yeneen xarit boobu woo beneen xaritam parce que njëriñ li kat Djigo moom moo ko yor da ngeen yaatal affaire bi yaatal ko mooy tax ñëpp xaj ci ñëpp ñëw donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm sans plus tarder bu ñu joxee kii di wax dinañ jàll jox aussi beneen groupe animateur suñu mbokk alpulaar yi aussi ñoom it ñu joxe seen wàll bu ñu paree yéen it nga xam ne di ngeen xaar ñëpp dinañ ñam mais il faut que ngeen def ndànk rek ku nekk dinañ la jox sa wàll waaye ku ñëw fii nii nag nga bëgg ci micro bi moom dañ lay exclure duñ la ko jox parce que dañu bëgg affaire bi mu tegu ci yoon ñu waxtaan ci tekk ak tey njëriñ ni ñëpp déglu ko kuy dem sa kër xam loo yëbaane voilà donc ñu jox kaddu gi un jeune boo xamante ni tey yaakaar naa ni à lui seul ku ko seen muy dem rek je pense que ni day xeeñ Djigo day saf Djigo mu nekk koo xamante ni ku am Pastef la ku taxaw la depuis bu yàgg comme yeneen jeunes yi ni ñu taxawee Djigo nommé le jeune Mor Talla Thiam. bon man damay wax si paaru staff bi bon comme ku mel ni kenn ku ci nekk am na ñoo xam ne war nañ mën a wax ci sa part man damay wax si suñu part ñun waa staff bi staff Djigo bon gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi ñoo ngi sant suñuy waajur di sant mbooloo mi fi teew yëpp di leen masawu coono ndax du woote ñu wuy la yombul te gis nañ ne si suba ba léegi seen teewaay yéen ñëpp kenn ku nekk kenn gis nañ li ngeen fi sonne gis nañ li ngeen fi daj bon ñun si suñu part dañoo jóg jàppale Mamadou Djigo rien que pour xam ne moom jeune la boo xam ne bu dynamique la jeune la boo xam ne bu Koungheul ñor la jeune la boo xam ne li mu fi réalisé fii ci Koungheul gisaguñu kenn koo xam ne ku ko fi réalisé la kon sañ nañoo taxaw ñun wane ne kenn du moom mooy Mamadou Djigo ndax tey ku la wan ne la ku la jox ndekki su ne la di nga añ war nga kaa gëm te kon nag li nga xam ne moo am moo di ne nit rek mooy garabam ñun nag dañoo gis ci moom ay qualité yu toll que ni yoo xam ne moo waral ñun ñu topp ci moom ndek lan qualité yoo xamante ne bii qualité kuy xool gor boo ko gisee di nga jàpp ci moom li nga may wax nag dama koy wax si turu staff bi yëpp ndax tey su ma fi waxee waxal naa Ñaambay waxal naa Tafa Jongo waxal naa ñëpp wasalaam wax ji du gudd nag li ma bëggoon rek ngeen xam moo di ne. ñun moom le jeune Tafa Jongo vous avez la parole. le directeur général de la bi muy Mamadou Djigo bi ku fi toog di wax ay réalisation am fii ngay fanaan li fi nekk kay mooy bañ ak nangu moom moo fi nekk waaye ku nekk xam na ne lim liggéey ko ngeen kenn liggéeyu ko fi ma bëgg ngeen tàcc ma loolu bu baax. ñaareel bi mooy vertu yu baax yi muy véhiculer ku nekk fii si Koungheul nekk parent muy góor muy jigéen booy dàq sa njaboot mu jëm si ku baax boo koy dàq nee ko demal jegeel ma Mamadou Djigo bu li ma leen di mën a wax si moom daal mooy dafa nekk nit koo xam ne lu baax kese lay digal xale bi ba si notre groupement bi nekk si koñ bi à chaque fois buñ koy interpeller di ko laaj naan dañuy def conférence wala de lim leen di wax moom mooy foo moom bëgguma si dara soo leen di véhiculer da ngeen di véhiculer lu am sens mu mën a servir askan wi xam nga ne kooku kuy dàq njaboot mu jëm si ko baax dàqal mu jëm si Mamadou Djigo loolu nag laa xamoon na ci wasat. Il a fait le choix de la vérité, il a fait le choix du développement, il a fait le choix de l'émergence donc muy Zal Diko bi mu choisir Mamadou Djigo donc notre frère Zal Diko moom la ñuy jox kàddu gi Zal ne. gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi damay sant sama Serigne Touba di wax jërëjëf Serigne Touba Mamadou Djigo jërëjëf Serigne Touba laay wax ci yow ndax li tax ma ne jërëjëf Serigne Touba. cey lu mu daj Bamba cey lu mu daj cey lu mu daj cey lu mu daj cey lu mu daj Modou Bamba lu mu daj cey lu mu daj Modou Bamba lu mu daj yóbbu nañ ko wiir Modou Bamba lu mu daj na ci ji Modou Bamba lu mu daj Modou Bamba lu mu daj moo ko may lii moom bu ñu bëgg Serigne Touba sa ñaari loxo basa basa waaw jërëjëf mbooloo mi lii jot na wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mooy dañ ma wax boo xam ne tontam jotagul tey nag tontu bi jot na Koungheul ni mu toll ak commune beeg département bi ma toog di xool
xool naa guddi xool bëccëg xool suba xool ngoon yàkkamti ma nag sama àdduna li ma gëm mooy liggéey li ma gëm mooy dëggu li ma gëm mooy jub ma xool ne ñi fi ne ku ci ne baax ndax doom nga waaye nag course bu amee il faut nga am ko am pay comme ni ñu defee compo dana am premier dana am ndaare waaye man premier rek laa mën a àndal te Mamadou Djigo yaay premier lu tax ma ne yaay premier man ma nekk jeune APR nekk bokk ci mouvement COSER doon xeexkat di liggéeyal président de la république di ñàq di daw ñu may saaga di ma dóor li ko jar mooy président ma gis ne yow dara ñor la lu président soo cuunewoon du ma ànd ak yow de soo cuunewoon du ma ànd ak yow xool naa sa discours xool naa sa palmarès di ko gis naa liggéeyal président dama lay wax de ci gaynde APR yi laa bokk. nekk na koo xamante ni aussi Koungheul mi ngi compter ci moom bu baax a baax parce que aujourd'hui il fait la fierté de Koungheul. Je veux nommer ki nga xamante ni moom mooy organiser aujourd'hui les marches de retrouvailles de Koungheul à Dakar ki nga xamante ni tey aussi c'est un jeune entrepreneur am yéene bu baax ci Koungheul tànnal boppam son frère Mamadou Djigo ñëw fekk si ko pour liggéey ak moom je veux nommer le jeune Émile Bouna Ñoké. c'est un peu difficile pour man parce que sama yaay yaa Ndeye Assou laa fi gis donc mais n'empêche ngeen comprendre ma dina sànni tuuti rek li tax ma jóge Dakar. kenn xamewuma politicien je suis pas un politicien li ma ñor mooy développement wu Koungheul képp nag doomu Koungheul buy dox ci wàllu defar Koungheul dañ lay jàppale foo mënti nekk li tax ma gën a ñëw ma am pas-pasu ñëw daf di ki toog ci ginnaaw ak Djigo muy El Hadj Ali Ndaw daf di sama mag nekk sama royukaay ñu bokk jàmm gën aussi man dama jàpp ne jàmm gën benn leader la am muy El Hadj Ali Ndaw donc ñeneen ñuy ñëw ñëpp ou da ngay topp ci ginnaawam ou nga suulu parce que lim fi def ci wàllu politique kenn defagu ko ci koñ bi donc loolu dañ ko ciy sant et puis di continuer di roy ci moom leneen li mooy Djigo du politicien c'est pas un politicien dama naan sax peut-être loolu moo ko sonal parce que ki nga xam ne du maire du président conseil départemental amul ndombo tànk ci digg bi ci dëkk bi signéwul dara di jël ay doomu Koungheul jox leen ñuy xëy sans pour autant mu xool ndax man lañ faral wala seeni yaay wala seeni papa faraluñ ma beneen feneen lañ far donc kooku c'est un acteur de développement léegi nag Koungheul nit ñi dañ war a am gis-gis maanaam vision nañ bàyyi affaire politique politicienne maanaam suñu xamee ni nit lii mën na ko su ko yoree dina ko doxal nañ yëkkati ñu jox ko parce que politique yàq na dëkk bi ce que je veux dire par là mooy kuy raam di la boot voilà su jógee tu vas comprendre que nit ki jóg na donc luy suñu mbëbët ñun li nga xam ne vraiment dañ ciy kontaan suñ koy gis mooy ay leaderu Koungheul ay doomu Koungheul comme vous di ànd ñun loolu la ñuy dox seetuñ nag ma Samba seetuñ ma Demba ñëwuma tey pour def déclaration politique wala dara mais comme dañ ma ñaan aussi je vais parler mais waxtu wax su jotee fële jàmm gën kër koñaa ji foofu laay woote sama mbokk yëpp ñëw comme ça man tamit wan leen ne am na fu ma bokk ma jiital ci sama yaay Ndeye Assou comme ça su boobaa ñëpp dinañ xam réellement naka la ñuy demee maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ngeen baal ma aussi sama yaay Ndeye Assou ci sa xol nu mu c'est pas une relation politique peut-être mais c'est moi je considère ces relations comme un appel du destin. Pourquoi un appel du destin? Parce que aujourd'hui Koungheul est à la croisée des chemins et quand Koungheul est à la croisée des chemins aujourd'hui l'heure est grave par rapport au développement de Koungheul et Koungheul ne peut que compter sur ses dignes fils aujourd'hui pour traverser cette épreuve-là et je pense qu'aujourd'hui c'est ce que j'appelle l'appel du destin qui a réuni deux fils du département aujourd'hui pour sortir Koungheul des ténèbres. Je veux nommer
El Hadj Alé Ndaw bi nga xamante ni tey mi ngi ànd ak son frère Mamadou Djigo donc El Hadj Alé Ndaw dañuy def xarit. ma ne bëgg na Modou Mbaye El Hadj Alé Ndaw ambaloo be jande ndaw Alhaji Ali Ndaw na yamoon dokuma wala dokuma lawa wala dokuma do dalena na wala dokuma yo sa ngataru nga tandaw nga wala do mir do la way Alhaji ko bëgg way ñogi Alhaji ko bëgg way Alhaji ko bëgg way ñogi Alhaji ko bëgg Alhaji ko bëgg wala dokuma wala dokuma ketiga pasti tahu ya dokuma 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 do kamu lo beda dokuma bilai kamu jaral naga baju mani da jaral kamu jabila ni yangu bëgg El Hadj Ali Ndaw yow jogal yangu yéen Alhaji ko bëgg yéen Alhaji ko bëgg yéen Alhaji ko bëgg Alhaji ko bëgg yow ala say jigéen yéen ala say jigéen 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 Alhaji neexu leen wala ndaw ni neexu leen nan ku ko bëgg na daga tàccu man ni da jaaral nga rafet nga taaru nga ci wése nga béko alati na mamour ka dama di baatu ba te ay ma nga am Ali Ndaw sa loxo di taw ala ñu ko bëgg yooni 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 yaa leen man waaw nday duñu benn tawaay yamul yaa leen man man yow ma wax waaye Alhaji Alé Ndaw dañoo bokk yaay. waaw mu nekkoon sama leader PDS ma nekk si Djigo tey mu ñëw fekk ma si Djigo sama xol sedd moo ma taxaw di ko wax waaye wayaanu ma ko moo tax ma ne ko Alhaji yaay gaynde. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa turam ak santam di wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin directeur général maa ngi lay nuyu préfet maa ngi lay nuyu monsieur Seck Ousmane maa ngi lay nuyu maître Sarr mes respects li ma fi gis sànq rek dafa am lu muy niru parce que diggante Mali ak Diamaguène mbedd bi moo leen séparé man ma juddoo Diamaguène di ñëw sama kër maam Muslim kër Cheikh Lay daanaka yaroo foofu ñi nga xam ne ñoo toog fii ñëpp nekk samay bàjjan samay tànn samay rak ak samay mag ku ma ci xamul aussi xam nga sama yaay ku ma ci xamul aussi xam nga sama papa kon yaakaar naa su ma taxawee fii di wax am na lu muy tekki li muy tekki mooy Koungheul dañ koo bokk te kenn ëppale wuñu si nga nangu sa mbaaxu waay du yàq sa mbaax dara te ku nangul toppaate kenn du la topp Djigo dafa def lu baax mu ñëw seet si ma wax ma li ma wax ma dégg ko ma ne ko man su may dugg Koungheul aw ma parti li ma ñor mooy ku bëgg a defar Koungheul te li nga mënul sa morom su fekkee mën na ko da nga war a bàyyi li ngay def nga dem jàppale ko parce que Koungheul ñun ñoo ko bokk xëccoo bi daf ñu xañ lu bari lii nag dama jàpp ne tàmbali kese la li nga xam ne mooy ñëw ci kanam dina ëpp lii parce que am na yeneen yu des ñeneen ay leader yoo xam ne dañ leen indi ci groupe bi ñu ànd liggéey parce que lii tàmbali dong la parce que dama bëgg ñu teg ko ci dëgg teg ko ci fulla teg ko ci fayda bañ ko teg ci ay naxante ak wax ju dul jeex amul njëriñ ñi ma jiitu léegi wax nañu ko politique moom da nga koy teg ci dëgg ak siraatal mustaqim wala nga teg ko ci ay naxaate ak ay fen te yaakaar naa ne Koungheul liñ leen nax dafa doy te ko xool Koungheul ni mu mel nii soo xoolee léegi bu dul lamp oto bii di ñëw gis ngeen lëndëm bi
geesu leen ci ginnaaw ngeen la lënd kon ngeen xam ne Koungheul dafa soxla dem ci yeneen i loxo comme ñi fi nekk dañoo tële wax naa ko waxaat ko man bi ma fi nekkoon lii du fi am parce que boo fi jooyee bañ jox la dëkk da nga war a am fulla ak fayda doo ñëw ci dëkk bi di làqu fen fi kàcc fi ay kàcc yu métti wax fi lu nekk bañ jox la dëkk bi nga dem toog tay la dëkk bi jox ko ñoo xam ne tekkuñu dara loolu nag moo war a jeex parce que ñun ñëpp nous sommes responsables suñu seetaanaatee loolu moo fi nar a amaat diw dafa bëgg nekk lii diw dafa bëgg a nekk lii diw dafa bëgg a nekk lii ñu naan mënul nekk ñu xëy mu nekk parce que ñi fi nekk tey dara dañ leen ko def bu doon ñoom kese duñu nekk tous te nag jàmbaar amul ku ñu jàppale moo am ku ñu jàppale rek moo am man nag wax naa ko DG su ma duggee biir Koungheul damay fàtte parti bi moo bokk Koungheul rek ñor ma am na ay waxtaan yoo xam ne tàmbale lañ ko daanaka sax jeex na maanaam man fi ma bokk jàppale président mais man loolu intéressé moom li ma intéressé mooy Koungheul rek moo ma intéressé kon jàpp naa ne war naa mën a liggéey ak moom te moom xam na man xam naa nekkuñu ay politiciens ay experts lañu ay techniciens lañu du ñu def politique politicienne parce que ñu koy def tey jii moo ñu fi dellu si dajale lu toll ci ay nit mënul nekk kon nag dama bëgg ñu gën a góorgóorlu xam ne fi ñu jëm suñu sàgganee tuuti li fi amoon mooy amaat dina am du am ñu jël dëkk bi joxaat ko keneen koo xam ne dinañ toogaat juróomi at wala fukki at yoo xam ne toroxtaane gi nga la ñu nekkee sàcc terrain jàmbur yi jaay lu ñu leen jox ñu détourné ko jigéen ñi ñu war a jàppale duñu leen jàppale xale yi ñu war a jàppale duñu leen jàppale te loolu nag dafa war a jeex ci Koungheul dafa war a jeex te Koungheul dañu war a xam aussi li leen yàlla defal li leen yàlla defal mooy doomu Koungheul dañoo nekk ci kaw fu ñu nekk fu nekk ñoo fay jiite waaye nag tey bu ñu xoolee tey ji li ñu waroon def ci dëkk bi xaw a taaru dëkk bi dem comme yeneen dëkk yi ni ñu demee loolu moo sooxe li ko indi nag mooy lii mooy seetaan bopp bi jël loxo yi dénk ko ñoo xam ne dañoo lëndëm nekkuñ ci lu baax nekkuñ ci lu jëmale dëkk bi kanam te loolu nag jàpp naa ne ku ko waxul aussi da nga wax leneen parce que li am rek lañ fi wax parce que Koungheul gi nag ñun ñoo ko bokk ñun ñoo bokk suñu Koungheul kon nag lii tàmbali gise la li ci kanam je pense que rawul ay bët commencé nañ ko ci jàmm yàlla nañ ko yeggale ci jàmm ba yàlla may ñu ci ndam su ma jàkkaarloog jigéen ñi aussi il faut que ma remercier leen parce que Sénégal tey su naree dox ci jigéen ñi lay jaar ak xale yi kon nag ku jàppale jigéen ñi jàppale nga sa bopp jàppale nga sa yaay jàppale nga sa nijaay jàppale nga sa rak jàppale nga sa mag kon nag maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm képp koo xam ne bàyyi nga sa soxla nga ñëw fii wasalaam. loolu su ma koy dara du la doy donc nag tey ñun li ñuy wax rek mooy encore une fois lancer un appel maanaam dañuy woote pour wax jeunesse su département Koungheul bi muy góor muy jigéen tey jot na ku nekk nga jël sa responsabilité comme ni ma koy faral di waxee. Il y a des moments qui sont historiques et qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie d'une génération. Aujourd'hui, comme je l'ai tantôt dit, Koungheul est à la croisée des chemins. Il nous appartient à nous jeunes aujourd'hui de porter le combat du développement, de porter le combat de la rupture, de porter le combat de l'émergence. Et ce combat, nous ne pouvons le porter qu'avec notre frère Mamadou Djigo qui incarne aujourd'hui les valeurs cardinales du développement, les valeurs aujourd'hui doivent prôner une société. Tuga parti béykat bi mooy sama métier amul beneen métier bu dul tëgg sa bar parce que Seydina Mouhamed ba ma faale wutoon du ma xam sax kuy tuuma Tuga yaa ma bëgg xam may kan waaye damay gërëm Ousmane Faye sama mag yi nga xam ne moo tax man amati mu mën a Tuga bu ma tax Ousmane Faye yàlla bul gàtt fan dama ne man maa fi génne du maa ko génne man la ko Tuga bakel laal ko bakel laal la Tuga bakel laal ko bakel laal ko bakel laal ko man la ko Tuga bakel xool ko doole Tuga bakel laal ko ana ñu ko bëgg 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 ana ñu ko bëgg
Mamadou Diougara neexu leen Mamadou Diougara neexu leen Diougara Bakel laal ko Diougara Bakel xool ko Diougara Bakel seen ko billahi Bakel xonk ko ku ci bëgg Diougara soo la xool ci kaw ku ci bëgg Modou soo la xool ci kaw ku bëgg Alaaji Ali Ndaw sa ñaari loxo ci kaw ku ci bëgg Diougara yow dëggal yëngu aj na loxo yi aj na loxo yi Diougara ji daw Diougara ji daw Diougara ji daw Diougara ji daw ku demee na nga taxaw ku ragal na nga daw Diougara ji daw sel daw ku demee na nga taxaw ku ragal na nga daw Diougara ji daw daw ku ci bëgg Diougara sa loxo ku ci bëgg Diougara sa loxo ci kaw ku ci bëgg Diougara sa loxo ci kaw namul dara Sala Diougara namul dara suñu waa ji 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 namul dara Diougara baraaye 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 suñu seeti dabale baraaye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Koungheul yëpp ki fi gën a nekk ndaw ba ki fi gën a nekk mag muy góor di jigéen bàyyiwuma kenn dama bëggoon a jiital ci sama kàddu yi remerciement parce que man amuma seen fay maa ngi leen di sant di leen gërëm mu ngi def ñeenti fan ngeen jël ay kaar ñëw Dakar sonn fa ci ñaari fan ba ñetti fan presque nekk ci naaj bi nekk ci guddi gi bàyyi seen njaboot bàyyi seen kër góor ñi bàyyi seen soxna yi jigéen ñi bàyyi seen borom kër yi ak seen doom yi ma ñëwaat fii tamit tey ñu ne ma depuis 10 heures ba léegi yéen a ngi fi moo taxoon avant may wax quoi que ce soit dama leen di sant bu baax a baax di leen remercier bu baax a baax di leen waxal ne ne dama am mbégte tey weeru koor dafa jot ma dem France moo tax gisu leen ma si weeru koor bi ma dem seeti sama rak seeti sama doomu ndey seeti sama xarit di El Hadji Ali Ndaw mi nga xam ne Lyon lay liggéeyee tey ma dem ma waxtaan ak moom yéen ñëpp xam ngeen dafa am lu fi xewoon en 2014 nit ñi dañu liggéeyoon liggéey bu mën parce que dañu bëgg a changer suñu dëkk bi fekkoon ut alal moo tax ñuy ñëw Koungheul man du ma ñëw Koungheul fekkoon ne jëriñoo Koungheul moo tax may ñëw Koungheul man du ma ñëw Koungheul dama ñëw Koungheul parce que fii laa juddoo dama ñëw Koungheul parce que sama ñoom papa sama mag yi sama rakk yi sama xarit yi sama mbokk yi sama dëkkandoor yi sama am di jàmm yi ay Koungheul waale dañu ñëw Koungheul parce que Koungheul ñun ñëpp ñoo ko moom ñun ñoo ko bokk 2014 dafa am lu fi xewoon mu métti woon trop man su ma bokkee ci équipe su ma fubalee damay nangu su ma footballul damay nangu kilifa gi moo décidé woon jox ma ay raison yu valable ma accepté ko mu métti trop ma xool El Hadji Ale en 2014 ànduñu woon bokkuñu woon parti mais nit bu am qualité la nit bu baax la jàng na xale la am na xam-xam am na réseau wër na adduna bi xam na li baax fépp xam na li baaxul fépp su ko neexoon da doon bàyyi politique dem toog fële nële parce que politique coono bi nga siy jëlee di nga si ñàkk loo xam ne waroo ko ñàkk nit bu la warul yeb dina la yeb ku la warul saaga dina la saaga koo xam ne ngeen baal ma ci wax ji mën na toog adunaam deful dara musul def dara
fekk la yow sa aduna yëpp nga ñafe ko musoo tooñ nit musoo wax nit mu dem jël ay rajo jël ay leneen ak leneen xas la wax la def la lu nekk dem taxaw fële di ree fekk yow waxoo ko defoo ko te des fois sax yàlla def mus na def nga dimbali ko xam nga politique ku koy def ku mun a muñ moo koy def ma dem seeti ko Lyon ma dem ba këram ñu ndogoo fa ñu toog ñu waxtaan intérêt Koungheul parce que Koungheul dafa jot tey jot démb jot suba jot ginnaaw suba pour nit ñi defar Koungheul te ku bëgg a defar dëkk da ngay jub ku bëgg a defar dëkk da ngay am xam-xam jubuloo amoo xam-xam buntu kër sax mënoo ko defar ñu baal ma ci kàddu bi baal ma ci wax yooyu daaw ma waxee nii kenn musuma gis may waxee nii mais dëkk su ko nit bëggee defar il faut que mu am ñaar yooyu réew tamit c'est valable ñaar yooyu il faut que mu am yeneen bi soo gisee nit ñi di ko roy c'est parce que dafa juwoon soo gisee nit ñi di ko roy parce que dafa amoon xam-xam bi ma demee ñu waxtaan ci intérêt Koungheul ma wax ko ma ne ko suma rakk nga ñun décidé nañu wër bépp doomu Koungheul bu baax fu mu mënti nekk ci monde entier bi waxuma Koungheul rek muy Dakar muy Tamba di Kolda di France di États-Unis di un peu partout dinañ dox xar suñu tànku tubéy dem seeti ko waxtaan ak moom pour l'intérêt de Koungheul suñu fa jógee dinañu continuer ut ay moyens ut ay financement pour jigéen utal xale yu góor yi jeunes yi ay stage ak ay liggéey parce que loolu aussi moom mooy politique de développement dinañ si taxaw dinañ si xar suñu tànk tubéy ñii ut bourse pour dem jàngi à l'étranger suñ luñ si mën dinañu ko def pour dimbale leen moom mu ngi nii fi mu nekk en France Sénégal yu bëri daf leen fay dimbale guddi bëccëg suba ak ngoon fi ma dëkkoon Grenoble mun naa wax sax fi ma dëkk parce que sama soxna fa la dëkk sama doom fa la nekk moom moo yore circonscription boobu noonu ma leen di waxal ne bi mu ko waxee bi ñu waxtaanee ñun ñaar ma ne ko la priorité des priorités mooy li ma jiital li nekk sama kanam mooy li may xool guddi di xool bëccëg mooy la réélection du président de la République Macky Sall au premier tour en 2019 ma leen di ñaan bientôt ñu lancer parrainage yéen suñuy mbokk yéen suñuy xarit yéen suñuy yaay suñuy papa suñuy mag suñuy rak bu ñu kenn jiitu ci affaire parrainage su loolu weesoo maa ngi leen di ñaan ngeen dugg ci kër yi kenn par kenn ñu gën a yokk li ñu am su loolu weesoo nag Koungheul doog a ñëw parce que comme élection présidentielle mooy priorité bi nañu taxaw xar suñu tànk tubéy pour président am deuxième mandat au premier tour léegi nag Koungheul yéen ñëpp lañ ko sas benn par benn ñu ngi leen di ñaan ngeen gis seen xarit yi gis seen mbokk yi gis seen doom yi gis ñëpp conscientiser nit ñi waxtaan ak nit ñi pour que ñu defar dëkk bi dëkk trian du ko defar dëkk sàcc du ko defar dëkk fenkat du ko defar dëkk luubalkat du ko defar il faut que nit ñi ñuy waxante dëgg moo koy defar bëgguma dugg ci yenn détails yi bëgguma dugg ci yenn détails yi tey sama xol dafa fees moo tax may wax élection ñëw na ñu bàyyi parce que dañ ñu ko waxoon élection ñëwaat ñu bàyyiwaat parce que amaluñu woon enjeu bu mag a mag suñu falaatee président ba pare su jaree suñu bakkan yi maa leen ko wax yéen ñi nekk fii yëpp na ngeen ko déglu su jaree suñu bakkan yi dinañu ko ci def parce que dëkk bii suñu dëkk la ñun ñëpp ñoo ko moom ñu koy defar lañ koy dox ñu ko defarul duñ leen ko jox parce que dëkk kenn du ko foyee nit kenn du ko foyee feebaru nit ñi kenn du ko foyee santé nit ñi kenn du ko foyee éducation nit ñi kenn du ko foyee jàngu nit ñi kenn du ko foyee
liggéeyu xale yi kenn du ko foyee comme ñun nag biñ ko foyee dinañu taxaw xar suñu tànku tubéy pour defar ko léegi nag maa ngi waxaat waxu usine biñ bëgg a def fii nii defaroon nañ benn yàquwul sax mais liñ si bëggoon amuñu ko si woon parce que dañu bëggoon comme Dakar am na Kirène foo toll si Sénégal yaa ngi dégg Kirène biñ defaroon fii bëggoon nañ aussi foo toll si Sénégal nga dégg ko xale yëpp am ci liggéey comme Kirène dafa am ay milliers d'emplois bii tamit amoon ko malheureusement politique politicienne day dugg toujours fii lépp lu ñu mën dinañu ko si def parce que dañu bëgg ñu valoriser bisaab bi fii nii parce que en France dañuy consommer jus de bisaab bu baax a baax a baax bëgg nañ ko valoriser fii nii ñu jël ko di ko yóbbu France di ko yóbbu Espagne di ko yóbbu en Italie jigéen yi am liggéey xale yi am liggéey noonu la ñu defaree dëkk su loolu weesoo moo wax tuuti ci Zal Dicko soo gisee nit bu am qualité